jërë ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk ci gën a fës mbirum Karim Wade tribunal arbitral bu mbootaay xeeti sàkku na ci Sénégal mu bàyyi ko moom Bibo Bourgi mu dem faju ji ca biti réew ki ko xamle nag di site yéenekaay bi jeunafrique.com jëwriñ ji ñu dénk wàllug yoon maître Sidiki Kaba li ñu naan tontu de forox nee na lu mu ci mën a doon dossier bu Bibo Bourgi faaw ñu xoolaat ko ngir xam yan anam la mën a demee ca réew ma France la xew ca Ross Béthio ku ca jugul musiba am baykat ya nag ñoo daal di nangu ay nagu sàmm sa toll na ci 200 nag maa lu ko ëpp yemuñu ca dañ caa teg nag tëj fukki teen yi nga xamante ne ca la nag ya doon naan ca commune boobee sàmmkat ya nag ñoom ñu teg baaraamu tuuma rek mooy baykat yooyee ndax nee nañu dañu doon jëfandikoo ay ngànnaay ngir dàq sàmm ci ndaw sa ci seeni tool ñaari dëkk benn jafe-jafe muy ndox kër Jaraaf ga ca Rufisque 2 ak kër Moussa foofee askan way yeewoo ca tulli ñoom daanaka weer a ngi nii gisuñu am ndox Mamadou Faye lay wuyoo ab accidenté de travail la juróom fukki at ak juróom benn ci la toll moom nag la mu bëgg jamono ji temm mooy ñu daal di soppiwaat li nga xamante ni moom mooy code de sécurité sociale buy taxawu aji liggéeykat yi nataalam ak Mame Birame Diouf lay doon ñu nekk nag ci weer wi nga xamante ni moom la ñu jagleel fegu ci lépp loo xamante ni jëm na ci jéya ju mën a tukkee ci liggéey beneen nataal ci wàllu tàggat yaram la meneur de jeu bu AS Douane gannaaw juróom-ñetti at yoo xamante ni mi ngi ci équipe bu AS Douane demoon na nag biti réew jàng ji waaye fi mu ne delsi na fii ci Sénégal di joué waat ci clubam boobee nga xamante ne ca la nekkoon muy AS Douane waaye fi mu ne nag bébétam mooy rek dellu biti réew daal di nag mën a joué waat nañ jàpp tour bi Louis Adams lay wuyoo ñu daal di wax nag ci xibaaru biti réew yi xëy na ña ngay dund yaakaar juddu na tey jii muy ñaari téeméer ak fukk ak juróom-ñeent lycéen yi Boko Haram tegoon loxo ca Nigéria ñaari at ci tey mat na ko tey nag am na vidéo boo xamante ni chaîne américaine bi di CNN daan na koy wane vidéo boobee nag ñu ngi ci wane fukk ak juróomi xale yu jigéen ñuy gis nii nag ak seenub ijab ñu daal di wax rek li nga xamante ni moom mooy seenub nekkin nee nañ nag ci wàllu wér-gu-yaram dara méttiwu leen waaye li ci am laaj bi samp mooy ndax ña sa des ña ngay dund am déet mbokk yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi-léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ñu ko waxee woon ci ponk xibaar yi mbirum Karim Wade tribunal arbitral bu mbootaay xeeti sàkku na ci réewum Sénégal mu bàyyi Bibo Bourgi mu dem faju ji ca France fi ñu jëlee xibaar bi nag di yéenekaay bi ne ci xarala bi di jeunafrique.com moom nag nee na ki nga xamante ni moom mooy Bibo Bourgi sàkku na ci ñetti bànqaas yoo xamante ne nag kon ay bànqaas yu nekk ca biti réew la ngir nag mu mën a am sañ-sañu dem faju ji ca réewum France te bànqaas yooyu nag ñu ngi bokk ci mbootaay xeet yi waaye loolee tax na ni ñu ko waxee rek mbootaay xeet yi nag jàpp ni kon jaadu na bànqaas ba nga xamante ne moo ca nekk di toppatoo wàllu yoowee na jaadu na kon kii di Bibo Bourgi mu dem ca réewum France ngir mën a faju ji waaye nag li ñu naan tontu du forox ndax jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu yoon fii ci Sénégal di maître Sidiki Kaba mi ngi dalal xel yi nee na nag lum ci mën a doon dossier boobu faaw ñu xoolaat ko maanaam dossier bu Bibo Bourgi ngir xam nag yan anam la mën a demee ca réewum France ngir faju ji waaye wax na ci leneen nit ñeel mbirum Karim Wade moom nee na nag loolee gis na ne nag parquet bi ni mu ci doxalee noonu la maître Sidiki Kaba mi ngi yëkkati yile kàddu tey jii ci bi ñuy daloo centre médico social ba ca camp pénal ñu teewlu ko ak Maymouna Ndiaye. Lorsque des personnes sont dans une situation. ay doomu aadama suñ leen jàppee dugal leen kaso ñu dem ba ci yàgg nemmeeku ne seen wér-gu-yaram méngawul ak kaso li yoon mooy ñu bàyyi leen ñu dem faju ji loolu nemmeeku ngeen ko ci kaw Bibo Bourgi ak Diassé jamono ja seen verdict di daanoo ñoom demunoon kaso ndax seen wér-gu-yaram mayu leen ko woon ban demee nag ba xool nii tànn nan ci lañ leen indiwaate ci kaso bi wante suñ demaatee ba càmbar xool ba xool xam ni daal condition yi nekkee méngoowut ak kaso liy jaadu mooy ñu bàyyi leen ñu dem faju ji à ce qu'ils se rendent donc en France pour faire des soins. Cela a eu déjà lieu. Bon, maintenant, il va de soi que les conditions vont être examinées. ci loolee dañuy des di wax niñ ko waxee woon nag kon Karim Wade tribunal arbitral bu mbootaay xeet yi ni mu ko waxee moom moo sàkk kon ci Sénégal mu bàyyi Bibo Bourgi mu dem faju ji ca France ñu jokkoo ci ak avocat bu Bibo Bourgi maître Baboucar Cissé maître Baboucar Cissé maa ngi lay nuyu. kon mu mel ni am na tuuti jafe-jafe du ñàkk ñu jokkoo ak moom maître Baboucar Cissé avocat bu Bibo Bourgi maître maa ngi lay nuyu.
kon mu mel ni jafe mi ngi noonu kon niñ ko waxee rek mbirum Karim Wade tribunal arbitral bu mbootaay xeet yi moom moo sàkku ci Sénégal mu bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Bibo Bourgi mu dem faju ji ca biti réew ndax moom moomee di Bibo Bourgi kat dafa daal di sàkku ci ñetti bànqaas ci mbootaay xeet yi ngir nag ñu daal di koy mën a may loolee maître Baboucar Cissé di avocat bu Bibo Bourgi ñu war a jokkoo ak moom kon mu mel ni yemb na maître. waaw. maa ngi lay nuyu maître. waaw maa lay fay. ni ma ko waxee rek maître tribunal arbitral bu mbootaay xeet yi dafa sàkku tey ci Sénégal mu bàyyi Bibo Bourgi mu dem fële ca France faju ji yow xibaar boobu maître nan nga ko jàngatee ak loo ci xalaat. mais je crois que tribunal arbitral dogal bu mu dogal bi moom jaar na yoon parce que loolu moo jaadu parce que c'est en fait ñëpp xam nañ ne que Bibo dafa feebar loolu moom depuis 2013 bu dossier Karim Wade bii buñ ko ubbee boo leen remarqué Bibo ñaari weer kaso rek la tëddoon parce que simplement ay cardiologue ñoo ne moom mënuñ ko denc prison même dans un milieu hospitalier il faut mu dem faju ji donc tribunal arbitral lu mu dogal yoon la dafa ne Sénégal état Sénégal da ngay jël ay matuwaay pour que nga permettre Bibo mu dem faju ji en France dans un délai de 20 jours parce que lu ma mën a rappeler mooy kii du avis sentence mooy décision de justice donc état du Sénégal dafa war a exécuter décision mënul bañ a exécuter décision bi surtout que état du Sénégal fu mu nekk nii membre non permanent du conseil de sécurité et décision bi mu ngi jógee ci benn instance de l'ONU donc mënoo nekk membre non permanent du conseil de sécurité te ngay fouler aux pieds les décisions rendues par les structures des Nations Unies te mënoo nekk aussi candidat bëgg a nekk candidat pour être membre de la commission des droits de l'homme des Nations Unies et rendre ay décision pour la sauvegarde des droits de l'homme parce que c'est un droit à la vie c'est-à-dire c'est un droit à la vie d'une personne koo xam ne bakkanam mu ngi ci xottu gerte doo toog di ko jël di ko sandi kaso alors que nga jël ay prisonniers yu jógee ay Guantanamo nga ne da nga leen di recevoir parce que c'est pour des raisons humanitaires nga jël ay nit ñi feebar nga leen di gracier nit ko feebar koo xam ne feebaram ñëpp xam nañ ko adduna yëpp xam nañ ko nga jël ko nga sandi ko kaso. maître loolu dafa mel ne jaaduwul loolu moo tax instance Nations Unies bi nekk Sénégal bàyyi Bibo Bourgi mu dem faju ji génnee ko kaso mu dem faju ji dans un délai de 20 jours. maître balaa ñuy tàggatoo jëwriñ dénk wàllu yoon tontu na ci loolu nee na dàq ko waaye faw nag ñu xoolaat anam yi nga xamante ne noonu la war a demee France faju ji yow loolu également loo ci tontu. mais loolu rek ñoom loolu rek la ñu mën a wax parce que simplement xam nañ ne que Bibo dafa feebar maître Sidiki Kaba mooy garde des Sceaux moom xam na ko te du ma ci sore moom xam na ko parce que balaa mu doon nekk ministre de la justice moom défendre na Bibo Bourgi te gis na ne Bibo Bourgi état de santé baaxuloon état de santé dafa garaaw donc par conséquent li mu mën a def mooy ñu jël ay matuwaay permettre ko dans un délai de 20 jours mu dem faju ci na dem faju ci loolu rek la ñuy ñaan état du Sénégal fu mu nekk ni alalam yëpp nangu nañ ko amatul dara lu fi nekk ne mooy santé moo ci gën a am important. état de santé boobu nga wax maître état de santé boobu nga wax tey jii fan la toll état de santé bu Bibo Bourgi ndax yéen a ngi koy gis ba tey ak ndax mi ngi nekk ba tey pavillon spécial. mais état de santé bi fu mu nekk nii dafa dégradé wu parce que man mii mu lay wax tous les jours damay dem pavillon spécial gis ko dëmb rek laa fa jógee te dinaa fa dellu tey parce que fu mu nekk nii dox sa mënu ko day soox nit ko xam ne dox sa mënu ko te nee nañ la kii dafa am pathologie cardiaque mooy maanaam xol bi la parce que xol bi dafa am ay stent ay ressort te ressort yi mën nañ lâcher à tout moment nit kooku mënoo ko denc kaso c'est pas possible da nga koy permettre mu dem faju ji donc loolu moo tax moom fu mu nekk nii état de santé ñun moo ñu gën a ñor fu mu nekk nii. ñu di ko jaajëfal bu baax maître sant nañu la maître Baboucar Cissé may fàttali ni avocat la bu Bibo Bourgi dinañ ci dellusiwaat kon nu mu gën a yaatoo ñu dem ba fële ci commune bu Ross Béthio la fa xew moom buñ ca jugalee musiba dana am ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat ya nekk foofee dañoo daal di téye ay nag yooyu nag ëpp na 200 ña ko moom nag sàmm sa la yemuñu ca nag ndax dañ caa teg it tëj fukki teen yi nga xamante ne fa la daanaka junni nag yenn ca commune boobee doon naane ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy sàmm sa mer nañu ba futt ndax nee nañ baykat ya dañuy faral di jëfandikoo ay ngànnaay ngir dàq
sàmm su ndaw ca ci seen i tool ñi nga xamante ni ñoom ñooy baykat yi nag daal nañuy dànkaafu kilifa yi foofu leeraleeg Ousseynou Diop Habib Seck. coow juddu diggante baykat yi nekk ci commune bu Ross Béthio bàyyeekoo ci quartier bii du Njorno ak ñi nga xamante ni ñooy sàmmkat yi la ko waral nag bokk na ci lu ëpp 2 téeméer ci ay nag yoo xamante ni baykat yi nekk ci Njorno ñoo ko teg loxo ñoom sàmmkat yi nag ni loolu daf leen metti ndaxte amatul bërëb boo xamante ni fala seen nag yi war a mën a jaar ngir mën a naani. ñoom ñoo leen jëli fa guddi ak ay féetal ak ay jaasi dañ xeex a sàmm yooyu te loolu amul c'est pas vrai xeex amu fa te nag yi demuñu foofu guddi bëccëg lañ fa dem ñu bëggoon nag état bi jël mesure ci loolu parce que nun bëgguñu ruur am nañu tool am nañu nag yi dañu amul fu ñu mën a jaar bi ñu dem dex ba ñu naani dañu doon naani foofu. jamono ji nag lu ëpp 2000 ci ay nag amatuñu bërëb boo xamante ni fa war mën a dem ngir mën fa naani loolu nag di lu naqadi sàmmkat yi la ñoom ñu jàpp ni fukki ci ay bërëb yoo xamante ni fii la ñu nekkoon ci commune bu Ross Béthio seen nag yi mënoon fa dem naani léegi nag dañ ko tëj ràpp te baykat yi ñoom ñoo ko def. ma ni lii du dëgg na fàtt teen ba mel nii ngay nag yi nañ dem naani canal ay kale ñoo si nekk nag dem naani canal su ñëwee foofu jàppale du dëgg dañ dindi teen yi nag yi ñu fi naan ku dem tool suñu jàppee yaa ko def. su desee nag ñu arti suñu ay doom ci tool yi kooku moom ñun jël nañ décision ba pare waaw beneen bi ñoom lépp lu ñu def ci banque yi su nag yi su jamono boobu dañu moom nag yi pour ñu wax banque bii di ñoom nag yi ñoo ko lekk te ñoom ñoo koy takk seen ay jabar di tabaxee ko di ko defee lu leen neex. jafe-jafe boobu moo tax ñuy taalal loxo nguur gi ngir ñu mën leen xettali ngir seen jur gi bañ a amati benn jafe-jafe. état bii li nga xam ne moom la daggoon fii 100 mètres par teen léegi béy nañ ko wala béy nañ ko ba mu sotti nag du fa jaar te suñu demee fee ñu jàppale loolu la ñu bëgg ngeen taxaw ci état bi taxaw ci réew mi taxaw ci sàmmkat yi ministère bi taxaw ci bu ministère de l'élevage taxaw ci ministère équipement rural taxaw ci. ñoom sàmmkat yi nag ni bëggatuñu li nu mel am ñu ni seen jur googee nga xamante ni baykat yi ñoom la ñuy teg loxo buñ ko bàyyiwul luñ ci góobee nañu ko gar. Ousseynou Diop ñu di la jaajëfal fële nag ca gox ya nekk ca Kër Moussa daanaka gox yooyu lu ca ëpp amuñu ndox lu mat nag kon weer a ngi nii gisuñu ndox fenn rawatina ak askan wa yeewoo ca Tuli ñoom nag loolee tax na ba ñu sàkku daal ci kilifa yi ñu taxaw ci seen jafe-jafe boobee nu mu gën a gaawee ndax ay kilomètres la ñuy dox ngir wuti ndox sous-préfet ba nag wàcc na ca gox ba ngir xool naqarlu li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe askan wa Cheikh Anta Diop Sey Latira. Tuli di ab dëkk bu mag boo xamante ne lu toll nag ci juróomi junniy nit de mën nañoo wax ne fa la ñuy yeewoo waaye dëkk bi de njàqar la ñu am amuñu ndox lu toll ci weer a ngi nii de seen forage bi dafa paan ba tax dañuy takki sareet di dem nag ba Pout ngir utim ndox loolee metti leen. jigéen yaa ngi nii talatuñu dara léegi ndax ñàkkum ndox mi ku ci xëy sa problème mooy oto bi sareet bi nga am pour mu yóbbu la dem wutal leen ndox boo ko amee nga neexal ko ñu dem yóbbu boo ko amul nga am jafe-jafe. te ndaa ngi nii léegi boo demee ndox mi moo gën a xonk sax di nga daay mbubu waa ji nga gis nii waaw li ñu faraate fo ak si ñëw moo gën a xonk sax mbub mi boo rootee tuuti ndox mi dal di changé ndax ay ban la léegi loolu mooy suñu problème fi mu nekk nii bu ñu sañoon nag alors ñu indi ñu forage bu ñu mënoon liggéey forage ba ñu wutal ñu forage waaw loolu mooy suñu jafe-jafe. ginnaaw mbir moomee nag jottali nañ ko nag kilifa yi dëkk bi rawatina sous-préfet bu Kër Moussa Mokhtar Mbeng ne nag ñi ngi dafi pexe ngir nag ñoo defaraat forage bi ngir ndox mi mën a dellu si waat. jege nañu Asifor bi laaj leen lu xew wax nañu li xew ñoom ci seen bopp dem nañ ba leen teg waa koykaay yi nga xam ne ñoo defaroon kii bi dañu jàppoon sax ne dañuy gasaat beneen forage ci wet gi ndax yaakaar nañ ne panne bi dafa gën a garaaw loolu mais gis nañ ne c'est une panne technique. te am nañu pièce bi ñun ñu ngi rafet njort ci li ma président Asifor bi wax kenn daal yaakaar nañ ne daal fii ak ñaari fan gën ngaa bari normalement ndox mi war na mën a ñëwaat saawaan baawaan ci tund bi yëpp. liñ ci mën a jàpp mooy Tuli ak dëkk yu ko wër ñoom jamono yi nee nañ mënatuñoo nelaw lii seen yitte ñu defaraat forage bi ndaxte ñàkkam ndox mi ëlëm na leen lool. Cheikh Anta Diop ñii tamit lu ni mel la ñuy dund muy fële ca Kër Jaraaf ga ca Rufisque 2 askan wa nag ñoom it daanaka ay diir a ngi nii mënuñoo gis ndox fenn yemuñu nag ca ndox ndax courant sax mënuñu koo gis ci seen dëkkuwaay yooyee te monte de ñu ngi jege lool centrale électrique bu kanun bi ñoom nag fi mu ne nii lenn képp la ñuy sàkku ci kilifa yi mooy ñu dimbali leen ngir ñu mën a jot ndox jot courant it naka noonu Ousseynou Thiam Bira Diagne. toll ci diggante lii di centrale électrique bu Kunun ak lii di autoroute à péage bi Kër Jaraaf doon na diwaan boo xam ne bii tey jii la fa manqué bëri na lool toll nekk fii ci Rufisque 2 quartier boobu nga xam ne ni bañ ko sancee ëpp na fukki at amul ndox amul tamit lii di courant digganteem ak lii di centrale Kunun Power nag dara dox ci tax na nag askan wa di ñaawlu ñàkk courant gi nga xam ne nii moom la ñu dëkkee saa su ne
waxuma sa problème infrastructure mais ndox mi moom ak courant bi moom vraiment manqué na fi donc ça fait une dizaine d'années ba léegi jusqu'à présent ñu ngi nii di daw mais vraiment daal jusqu'à présent daal ñu ngi nii di xaar quoi. man moo tax quand bu ma déggee si àll bi ñuy jooy ndox alors que nous on est là tout près aussi mais là c'est extraordinaire la centrale est là tout près de nous mais nekk fi di tàkk te yéen a leen tàkk c'est dramatique. dañuy obligé jënd ndox les charrettes là que vous voyez là mais dañ leen di ñu dem jënd ndox ñu jënd. gannaaw ba ñu defee ay jéego jëmale ko ci lii di autorité centrale yi ak locale yi askan wa yeewoo foofu ca Kër Jaraaf tey jii weesu rek seen jafe-jafe yooyu la ñu bëgg. mais ñu dimbali ñu rek quoi ñu dimbali ñu parce que ils sont vraiment au courant de ça xam nañ la situation de ce quartier là waaw donc vraiment nañ ñu jéem lu mu mën def ñu jéem ñu dimbali quoi waaw pour que ñu am ndox waaw loolu quoi parce que là c'est le minimum waaw c'est le minimum waaw. mu doon askan wuy sampab laaj ne mënuñoo comprendre daal localité bu nekk ci lii di région bu Ndakaaru rawatina ci ville bu mel ni bu Tëngéej amul ndox amul courant. Ousseynou Thiam cant ak ngërëm ñeel na la lii nag ab nataal la waa ji nag moom ab accident bi nag mi ngi ko jëlee ci wàllub liggéey muy Mamadou Faye ay atam tey toll na ci juróom fukk ak juróom-benn lenn képp la bëgg muy code bi nga xamante ne nag moom la ñu teg ci wàllu sécurité sociale ñu gën koo yeesal su ko defee nag ñu gën a mën a taxaw ñiy liggéey ci seen wàllu kaaraange naka noonu it la mu bëgg tey mooy fexe ba jotaat ay cëram yëpp su ko defee nag Grand Dakar gi nga xamante ne fa la fekk baax mu mën a liggéeyal gox ba Mame Biram Diouf moo ñu defal nataalam. accident de travail dal ko ndax moom mi kat luy am muy xew ca ba mu jugee ci bërëbu liggéeykaayam jàpp fa mu dëkk. benn bés laa wàcc doon jël kaar bi may dugg ci bunt bi kaar bi kepp sama tànk ma daanu am fracture ouverte. ki fi doon adjoint chef service des finances bu UCAD di dund nag jamono yi metti. amputation bi doon indi yeneen problème parce que puisque gangrène gazeuse la woon dañuy xolli lépp. léegi nag di def ay greffage dama protège ya nga xam ne kees moo ma ko waroon jox ba ma demee centre national d'appareillage protégé sincèrement mënu ma ci woon def lu sori parce que dafa ma naan gaañ tout le temps dama obligé yónnee en France en mes propres frais ñu defal ma prothèse. am soxna noone waru taxaw njaboot gi gannaaw bu mu jugee ci jafe-jafe yi ndax ñàkkoon na liggéeyam ci université. bi ma accidenté en 1988 ba 2008 ci laa soog a liggéeyaat officiellement mais ci diggante bi nag def naa ci liggéey bu ne comme commerçant. ci CEM Alioune Diop nekk ci Grand Dakar tey jii Mamadou Faye teew fa di liggéey doon secrétaire principal bi waaye responsable salle informatique bi. fii laa juddoo Grand Dakar bi ma juddoo tax na lépp lu ma mënul sax dinaa ko ci jéem pour jéem a jàppale waa Grand Dakar. ndàmpaay ga muy jot ca caisse de sécurité sociale tey jii mu jàpp ni néew na. ñu yokk rente yi bu baax a baax parce que man rente ba may jox. su ma ci fayee samay doom école mu jeex du ko sax mat je reçois peut-être 90 000 maximum par mois. secrétaire général association nationale accidentés du travail ak ayant droit am xeex goo xam tey lu ko ñor la. caisse sociale yoon moo ko teg loi d'état ñu koy woowee le code de sécurité sociale moo ko tënk amul dara lu doomu aadama di inventé mais loi boobu nag dafa yàgg parce que loi boobu 1962 ba tey jii benn virgule changé woon ko ci. la nga xam ne am na juróom fukki at ca ginnaaw ba tey mooy dox la ñu xalaatoon juróom fukki at ba tey mooy doxal ñi nga xam ne tey jii ñi ngi fi te accident moom fu ne la mun na jóge. ci juróom fukki at ak juróom benn Mamadou Faye tey teew ci bërëb bu yees gi nga xam ne si lay liggéey ndongo yi wër ko sës ko rëkk di feddali seen kóllëre. lël bi ñu amaloon ci cybersécurité jeex na ni ki démb ci Ndakaaru lël bi nag boole ay réew yu bari yu nekk ci dendu Afrique la ñu waxtaanee bokk na nag ci ni ñuy fexe ba gën a dooleel wàllu kaaraange gi te ñu jàppit ni jot na ñu lëkkaloo joxante loxo Cheikh Tidiane Dione. ndaje mi ci ñaari fan lañ ko amale woon daal di koy jagleel lépp lu jëm ci wàllum cybercriminalité fii nii nag ci ndaje mi liñ ci doon waxtaanee moom mooy yan pexe ak yan matuwaay lañ war a mën a jël ba daal di xeex lépp lu jëm ci wàllum cybercriminalité. Et la discussion sur les cadres juridiques et programmatiques. li ëppoon solo ci ndaje mi moom moo nekkoon waxtaan fexe ñaax nit ñi ci lii di cyberespace gis nañ nag lii di xaak maanaam ñi nga xam ne ñooy def njublang suñ ko gisee li ñuy sàkku moom mooy ñu njëkk a wax ak gouvernement wala boog opérateur bi laataa ñu koy eggee askan wi. Ou le gouvernement concerné avant d'en informer le grand public.
maanaam ci biir stratégie boobu puisque ñi nga xam ne ñi war a intervenir ci cyberstratégie dañoo bëri maanaam di nga gis informatique dana ci bokk télécommunication dana ci bokk sécurité force de l'ordre dana ci bokk force de défense dana ci bokk justice dana ci bokk loolu nag dafa laaj organisation boole kook secteur privé bi nga xam ne maanaam cybercriminels yi fa la ñuy jaar pour def ay ñaawteef. nees def ba daal di koy xeex loolu sax lii di traçabilité maanaam yenn ci ay lëñbët daal mun naa nekk matière boo xam ne dina permettre ñii di enquêteurs yi seen liggéey daal di avancer. C'est important de sensibiliser les forces de l'ordre. lépp solo moom mooy daal di ñaax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy way takku der yi loolu bokk na ci modèle yi nga xam ne moom lañ ko war a njëkk a adopté laataa nag ñu koy wax askan wi loolu man yaakaar naa suñ ko defee rek war nañ mën a indi saafara ci mbir mi. Internet pour abus de position dominante et cetera mais jamais parce qu'il y a un refus de coopérer. ñi ñëwoon ci ndaje mi ñoom ñëpp daal di d'accord ne li ëpp solo moom mooy nees def ba daal di mën a xeex phénomène bu ni mel ci noonu ñu fas yéene teg ay mesures yoo xamante ne état yi teewoon yëpp ñoom ñoo koy bokk su ko defee lii di cybercriminalité njort nañ ne dina wàññeeku. nag tey jii docteur Mbacké Dialla nekk médecin radiologue ca hôpital Abass Ndao docteur maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. docteur tey nag sunu waxtaan tey aju na ci li ñu duppee radiologie numérique prétexte bi sax tey dina am ab congrès boo xamante ne dana door tey ci ngoon. mu aju nag ci wàllu ko radiologie numérique balaa ñu dugg dëgg-dëgg ci détails yi nga expliquer ñu rek ngir nit ñi xam balaa bu ma la nuyoo lan mooy radiologie numérique tey bu ñu ko déggee mooy lan. wàllu d'accord maa ngi leen di nuyu. en fait radiologie ak dañuy wax radiologie ak imagerie médicale donc benn spécialité la ci médecine mooy que dañuy jàppale yeneen spécialité yi pour ñu mën a def seen diagnostic mooy ñoom bu ñu posé seen diagnostic ba noppi ñun ñii la ñuy yónnee maladie pour ñu mën a confirmer diagnostic boobu par le biais de l'imagerie et de la radiologie mooy xeetum image ñu ñoo koy interpréter pour mu jox leen ñoom lu ñu soxla pour ñoom ñu mën a yeggali seen faj. xam naa dinañ dugg ci détail ba rawatina nag wàllu ko rajo ndax xam nga fii rajo daanaka nekk na loo xamante ne bokk na ci jafe-jafe yi ci boo bëggee faju waaye tey lu jëm ci wàllu image yooyu nga xamante ne lu am solo la ndax moom mooy gindi médecin bi tey ngir mu xam jàngoro yi malade bi fu mu toll rajo yooyu ñun Sénégal fu ñu ci toll est-ce que tey am nañu li ñu duppee ay xarala yoo xamante ne yu mucc ayib la génération yu mujj sax ci wàllu rajo. waaw damay ne des na lu bëri mais depuis 5 ans lu ñu constaté mooy les autorités publiques def nañ effort di doter lu ñuy wax matériel yooyu ngay wax surtout scanner boobu ak yeneen matuwaay yi lu mel ni échographie ñu ngi koy jox hôpitaux yi nekk ci àll bi donc état bi def na mais toujours day des du desee mooy que état bi tamit war na gën a dolli loxoom pour ñu gën a mën a satisfaire l'accessibilité de la santé surtout concernant l'imagerie médicale. mais est-ce que wàllu tàggatu gi également jox nañ ko gëdd parce que ni ñuy waxee ni xam nga médecine dafay avancer dafay dox te xarale yi également li ñuy gën di dem ñuy gis xarale yi gën di yees est-ce que wàllu tàggatu gi tamit jox nañ ko wàll ci loolu. waaw léegi jox nañ ko wàll parce que doo jëlee ñun formation bi ñuy wax imagerie bi ñuy tàggatee étudiants yi doo seetee El Hadj Niang moo ko jiite professeur El Hadj Niang depuis 5 ans yokk nañ lu ñuy wax mooy étudiants yi. donc léegi année bu nekk daañu jël lu mat fanweeri étudiant di leen tàggat pour ëllëg ñu mën a Sénégal bi yëpp ñu mën fa doter benn radiologue pour di mën a di def rajo di joxe diagnostic boobu. léegi nag loolu du amagul am na lu ñuy wax web c'est-à-dire mooy que yow mu nga nekk Kolda man nekk Dakar nga envoyé ma image bi ñun ñu interpréter ko fii delloo leen image bi. donc loolu tamit am nañ ci benn avancée mais loolu des na ba léegi. formation continue bi moo ci gën a am solo est-ce que loolu am na formation continue bi surtout. waaw tey doo seetee journée yii sax loolu la nga gën a jagle mooy formation continue mooy dañuy woo képp ku am xarañ ci radiologie ñuy def ay atelier di def ay formation di def ay formation continue
loolu sax moo waral tey journée yi ñuy war a def tey. xam nga teg ay jumtukaay am na solo mais tamit fexe ba askan bi tamit mën a jotee ci jumtukaay yaakaar naa loolu également war nañ ko xoolaat parce que rajo yi cher na. tey nit ñi ngi feebar bëgg a def ay rajo mais léeg-léeg li ñu leen di laaj bari goo xamante ni vraiment du ñëpp ñoo ci mën a jotee. waaw loolu ñu ngi siy liggéey parce que doo gisee suñu jëwriñ professeur El Hadj Niang moom loolu mooy combat am mooy doo jëlee scanner ñu ngi koy defee 40 000 doo demee si région yi ñu ngi koy defee 30 000 moom mu ngi xeex lépp lu mu mën mu ngi koy def pour que mu accessible parce que 40 000 yooyu am na ñu ko mënul 30 000 yooyu am na ñu ko mënul mais ñu ngi liggéey vraiment si côté boobu avec les pouvoirs publics pour que loolu mën a wàññeeku. Docteur laaj bu mujj sànq wax nga ko mu rëcc ma muy nee nga da ngeen di jokkalante yéen ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gox yi. maanaam ay image yoo xamante ni mën ngeen koo jaarale ci xarala yeeg yooyu. mais li ci am mooy tey am na ci ay gox yu bari yoo xamante ne amuñu internet ak yooyu est-ce que foofu vraiment yëf yi du doon jafe-jafe. waaw foofu ça pose problème mais comme ni ma la ko waxee rek am na début ñu ngi siy liggéey ak professeur El Hadj Niang moom mu ngi siy def lu mu mën. te fii ak foog naa fii ak ay weer loolu dañ ko mën a saafara waaw. maanaam fexe ba gox yëpp mën a jote ci internet bi waaw jot ci internet bi. ñu di ko jaajëfal bu baax moom docteur Mbacké Dia médecin radiologue nekk ca hôpital Abass Ndao docteur maa ngi lay jaajëfal. ñu ngi lay remercier. nañuy tàbbi ci xibaaru biti réew yi tey nag am nañu yaakaar ne ñu ngay dund ba tey muy 200 ak fukk ak juróom-ñeenti lycéen yooyu waa Boko Haram tegoon loxo fële ca Nigéria mat na 2 at ci tey li xew nag mooy dafa am benn chaîne américaine CNN boo xamante ni dafa wane ay nataal yooyu nag fukki xale yu jigéen ak juróom la ñu ci gis ak seen muuraay ñuy wax nag ku ci ne di wax nag fa nga toll ci sa wàllu wér-gu-yaram ak yooyu mu mel ne dañ leen a xirtal ngir ñu wane seen bopp waaye ndax loolu képp doy na ci ñu ne ñooñee ñëpp ñu ngay dund Astou Mbène Thioub. ginnaaw bi mu tegee loxo 200 ndaw ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn Boko Haram indi na firnde ne 200 yeeg fukk ak juróom-ñeent yi ñu ngi dund jaarale ko ci wane fukki ndaw ak juróom ay jigéen lañu moo ne leen ñu soli robb waaye tamit ku ci nekk ci ñoom mu jox la kàddu gi nga wax ni nga tudd ni nga sant naka sa wér-gu-yaram waaye tamit dalal say xelu waajur mu mel ne vidéo boobu nga xam ne chaîne d'information bi di CNN moom moo ko wane mooy firnde bu njëkk ne xale yooyu ñu ngi des ba tey ak bakken image nag ñu ngi ko filmé jouru Noël waaye ci seen kanam boo xoolee nga xam ne kàddu yi dëppoowul ak li ñuy yëg ndax seen kanam googu naqar ak tiis moom moo ci gën a fës nguurug Nigéria ne baax na mu am firnde ndax boobu ba tey mu ngi koy sàkku ci ñii di Boko Haram firnde gu njëkk gi mu leen yónnee woon mu di juróomi photo firnde yooyu mel na luy wéyal waxtaan wi diggante Boko Haram ak nguurug Nigéria boobu ba tey léewtoo baa ngi dem waaye mu mel ne pexe sotteegul ndax Boko Haram la mu bëgg mooy weccoo ak ndaw yooyu le ak ay nitam yoo xam ne nguuru Nigéria da leen a teg loxo waaye nguuru Nigéria ne loolu moom di ci dal ndax xale yooyu jotewuñu dara ak wëy fipp yi nga xam ne dañu leen a teg loxo nguuru Nigéria pexe yi mu lal ngir ñu bàyyi xale yooyu nee na mbiru militaire munu cee dugg nguuru Nigéria ne am na yéene ñu bàyyee xale yooyu waaye xam na ne pexe militaire bu ci duggee mbir ma dina jéggi dayoo mu ne nag mu ngi jéem def kéemtalaay kàttanam di wéyal waxtaan wi ginnaaw bi ñu jotee juróomi photo yi tey vidéo bi faw ñu am ay preuve dëgg ne 200 ndaw yi ak fukk ak juróom-ñeent yi ñoom ñëpp dese nañu bakken ndax fukk ak juróom yi rek dalul seen xel ci wàllu waajur yi nag ñenn ñi nga xam ne gis nañu seeni doom seen xel xaw naa dal waaye ñi nga xam ne bi ñu wëree image yi wëraat ko seetaat ko gisuñu lu niroog seenu bant njàqare bu bari la leen jural àdduna bi nag ku ne di def sa kéemtalaay kàttan ngir ñu bàyyi gone yooyu le waaye mu mel ne 2 at ginnaaw bi ñu leen tegee loxo ba léegi yaakaar juddoowu ci ay photo dong ak i vidéo la ñuy mottalikoo ay photo ki vidéo la ñuy mottali ko Astou Mbène Thioub ca Mali moom tënku xibaar bi l'armée ba nag daal di nay repousser ab cong gu ñu njortoon ni dana fa am ci wàllu ko terrorisme loolee nag ni ki talaata ji guddik talaata ji la jàpp àllarba ñooñee nag naroon def kon ñaaw teef mujj nañu leen faa jëlee l'armée baa ko def nee nañ nag ab djihadiste ñàkk na ca bakkanam ak juróom ñoo xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu yu metti juróom yooyee nag l'armée bi moo ko fësal ci côté nag djihadiste Ansar Dine nee na nag lépp moom la cong
song yooyee moom la waaye Ansardine la mu wax moom mooy juróomi nit ñoo ca ñàkk seen bakkan ñu bari jëlee ca ay gaañu nguur ga ca Mali nag daal nay décrété waat li ñu duppee état d'urgence maanaam nit ña ak askan wa foofee gën a taxaw gën a fekk seen bopp te moytu lu baree bari ci wàllug kaaraange ñu daal di yegsi ci tàggat yaram nag ñu daal di addu ci ki nga xamante ni kon moom mooy meneur de jeu bu AS Douane ab nataalam lañ leen defal tey jii juróom-ñetti at mu nekk ci club boobee di AS Douane gannaaw nag dafa daal di kon juróom-ñetti at mu nekk ci AS Douane waaye gannaaw bi tamit nañ jàpp ni jaar na ci yeneen club lu ca mel ne Jeanne d'Arc bu Dakar dem na nag biti réew daat fay jàngee ci ay université yu mag ca États-Unis tey nag dafa dellusiwaat fii ci biir réew mi di jouer ci AS Douane nag gis nañu ni ba championnat bi dooree ba tey amagul benn yoon boo xamante ne nii nërmelu na ci waaye waa ji nag lenn képp mooy bëgg-bëggam fi mu ne nii delluwaat ca biti réew ngir mën a jouer waat moom nag waa ji mi ngi wuyoo ci turu Louis Adams nataalam ak Pape Fara Gningue. meneur de jeu bu AS Douane dellu si na nag ci championnat local basket bu Sénégal mu nekk loo xam ne ba mu nekkee ndaw la tàmbali lii di basket. maa ngi commencé basket depuis mu amee ñeenti at laa defee sama catégorie yëpp 2009 nag laa am chance dem États-Unis di basket foofu en même temps di jàng finalement 2015 ma ñibbi si après bu ma jeexalee sama étude pour ñëw basket fii. gannaaw ba mu jaaree ci université américaine yi Louis Adams dellu si waat ci championnat bu Sénégal waaye nag bëgg-bëggam kawe lool. gagné lépp nañu bëgg gagné parce que ay joueurs la ñëwuñu pour ne lii ak lii nañuy soow lépp nañu bëgg man su noonu sama sago tey dinañ jouer match bi yëpp championnat yi ba mu jeex te duñu perte. mu nekk koo xam ne dafa bëgg jeu bu rafet moom mii di Gabalo bi nag ki nga xam ne moom mooy idolam moom moo nekk kii di Kobe Bryant. Kobe mooy sama idole Kobe Bryant bu Lakers parce que jeu bu ma neex la dama koy seetaan xam nga mun na basket en plus xam nga dafa yor style boo xam ne dafa ma neex trop. bu dee sax équipe bam jamono ji ci championnat bi matcham yëpp ñoom ñoo ko gagné li mu bëgg mooy delluwaat ca biti réew di fa basket. loolu la bépp joueur di xala kii yaakaar dem jouer professionnel man moom professionnel bëgg naa fa jouer incha allah te loolu maa ngi koy ñaan maa ngi siy góorgóorlu bu baax. J'ai rarement vu un joueur aussi professionnel que lui qui se lève tous les matins à 7h, à 6h du matin pour aller s'entraîner, faire ses propres chutes. Il sait ce qu'il attend, il sait là où il veut aller, je suis vraiment content de lui. xalaatam yëpp mooy delluwaat lii di équipe nationale bu Sénégal Louis Adams jàpp ne mun nañoo qualifier ci JO Rio 2016 yi. équipe nationale waaw ñëppay xalaat na basketteur bu ne moom da nga bëgg di défendre sa dëkk donc kon option bu baax la équipe nationale saa yi ma woowee man maa ngi fi de. incha allah ñun kay suñu qualification moo ñu fa yóbbu su du woon qualification kon jaratul ñuy dem parce que qualification la ñu bëgg moo tax ñu fay dem. waaye laataa loolu yëpp kii di meneur de jeu bu AS Douane ñu ngi nekk nag ci yoon bu baax di gagné seeni jongante mun nañoo jàpp ne ren mun nañoo am li nga xam ne moo nekk saison bu réussi. Pape Fara Gningue basket fële ca biti réew ca États-Unis NBA ak kii di Kobe Bryant démb nag daal dinay def jonganteem bu mujj gannaaw nag ba muy wan gannaaw tàggat yaram bi nga xamante ni ku ñu ràññee lu ñu ko ràññee woon la foofee mu wane boppam bu baax a baax moom Kobe Bryant nekkoon nag koo xamante ne ràññee nañu ko bu baax a baax ndax ni nga xamante ne noonu la daan wanee boppam ci biir terrain bi moom nag ci ñaar téeméeri poñ yi sax daanaka juróom-benn fukki poñ yi dugal na ko nataalam dañ ciy ànd ak Mamadou Ndiaye. ay atam toll tey ci fanweer ak juróom-ñaar moom Kobe Bryant yegg si nañ ci càppaandaw li laata ñu yaa tàggatoo ñu ànd yër xët yu njëkk yu yéenekaay ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf Karim Wade ak kër yi tàggale leen yombul ubbi leen l'Observateur ne ginnaaw ba ñu ne dafa yore teraanga julewul mu di bien mal ak jàpp ko atte ko tëj ko moo ki gaayam juróomi ati kaso bu juróom-benn ati kaso ba noppi alamaan ko moom Karim Wade téeméeri milliards ak fanweer ak juróom-ñett xaalis boobee mu di alamaan jël justice bu Sénégal di xool nu mu ko mën a dajalee ba moo waral procureur spécial bu cour répression enrichissement illicite sàkku ci tribunal bu Paris mu jàppale ko ca ba ñu teg loxo ñaari appartement yoo xam ne nee nañu Karim Wade ko moom te mu nekkee ca France te ak njëgam ñu xayma ko ci juróom-benn téeméeri million teg loxo ay compte bancaire yi ñu ne Karim Wade am na ko fa démb lu ñu dugal kayit wi ci tribunal grande instance bu Paris ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca la ñu koy lijjanti nguur gi mu di état bu Sénégal yéenekaay bi nañu yabal na fa agence judiciaire de l'état di Pape Antoine Diome ak ñetti avocat maître Pape Moussa Félix Sow maître François Meyer ak maître Simon Ndiaye maître Abdoulaye Wade ak Macky Sall seenub gisee léegi tey mu am réew mi quotidien moo ñu ko wax yéenekaay bi nañu li tax góor gi ne woon du dem gisi jeeg Macky Sall mu di Karim Wade mi ñu tëj ci kaso bi Karim moome léegi tey ñu génne
ko te bu génnee Abdoulaye Wade ak Macky Sall dinañu mën a gisee la Sénégal ni ñu juróomi avocat yi nguur gi mu di état bu Sénégal santoon ñu toppali ko appartement yu Karim Wade yeeg yu Bibo Boursi ak seeni compte bancaire avocat yooyee ba ñuy génn démb ca salle ba amuñu lu leen neex ne tribunal bu Paris da leen a écarté magistrat yu réew mi ñoo ngi dëppal seen bopp Walfadjri nañu démb la woon ci bëccëg gu ñu doon jàngate li am nay rëq-rëq ci seen liggéey doon fa waxtaane wàllu pourvoi en cassation justice ak ni ay mbiram yeexee yenn dogal yi ñuy jël ñu bari di ko diingat ne da caa juum ak li ñu naan ñaari xeeti yoon ñoo am ci réew mi justice ngir borom daraja yi ak justice ngir walakaana yi loolee lépp Walfadjri nee nañu waxtaane nañu ko fa ci xët mu njëkk populaire waxi Mamadou Badio Camara mooy premier président bu Cour suprême mu fay xamle ne juum jombul kenn ba ci magistrat yi jàngalekat yi giitu nañu maanaam la radicalisation yër leen xët mu njëkk Grand Place syndicat jàngalekat yi fare ci languk Abdou Fati Samen di juróom-ñaari fan la ñu appal nguur gi ngir mu régler seeni tawat lu ko mooy rek nee nañu buum dana dellu ca boy ba Mamadou Lamine Diante mi coordonnateur grand cadre nañu ci Grand Place njàng meeg njàngale mi lu ci mën di xew rek lépp nguur gi la tribune nañu xaw ma nguur gi la xaw ma jàngalekat yi la waaye na leen leer na ñoom ñaari wàll yëpp ñoo ngi fawee sawar ne njàng bi ñuy këll-këllee ay gerew ay ñaxtu ak i radicalisation yëf yaa ngi bëgg a jur fitna direct info ne nañu ma ngay xeeñ ca Sonatel ne tey jii ci alxames ñaari ndaje lañ fa war a amal ci suba gi danañu amal assemblée générale bu actionnaire yu Sonatel yi bu ñu ca nuppee gonte ab conseil d'administration waaye ñaari ndaje yooyu yëpp yéenekaay bi nee nañu bu ca nekk lu nekk mën na caa xew ndax ca Sonatel jàmm amatu fa ne projet d'externalisation ba ñu fay wax te liggéeykat yi ne du ca dal moo waral loolee lépp représentant yu France Télécom ñoo ngi fi ba ci sax ministre économie bu France di Michel Sapin Suisse Jetlis jàpp leen tur yu bu baax a baax ne enquête dina kay nee nañ ñooñee la kilifay réewum Sénégal di waxtaanal ngir ñu taxawal beneen compagnie aérienne ci Sénégal mu di compagnie bi war a wuutu Sénégal Airlines ñoo nga ca waxtaan ya te ca la ñuy nas bokk na ci juróom-benni roppalaan yi ñu naan ay Boeing 737-800 yoo xam ne dañu koy wutal compagnie bi Bargny bu ñu barul ci ay mbiram léegi tey ñu ñàkk ko Sud Quotidien nañu diwaan bii di Bargny li ko dal du jàmm dëkk fa risque la Bargny ci Sirsi la nekk ndax li ko dar centrale à charbon bu Sendu bi ci bii boor Sococim ci bële boor boole ko géej guy taañaañal wutali dëkk ba dëkkaate jeex dëkk mbër mu dul sonn moo ci gën a mitti député Seydina Fall xëy na toogee ka tontu Malick Gakou ci yéenekaay L'Observateur nañu moom honorable député Seydina Fall di Bougazelli ab janok taskatu xabaar yi la amaloon ngir tontu Alaaji Malick Gakou ak xas yi mu leen xas démb muy Malick Gakou di Sada Ndiaye L'Observateur nee nañu lu leen Malick Gakou waxul ca ndaje ma rek daf koo fàtte la sirekaay nañu ca wax ja dem na sax moom Bougazelli ba naan Malick Gakou li muy wooteeg li muy wax bu dee dëgg la ci moom na taxaw wax ak waa Sénégal wax leen dëgg leeralal leen sigil bu partem bi mu di GP lan lay tekk. Mamadou Mouhamed Ndiaye jërëjëf yéen ñi fare woon ci machine bi te cant ak ngërëm ñeela la direction bi dig na leen daje 19h30 ak 20h ci yeneen jotaay xibaar kenn daluk jàmm ak programme yi télévision Futurs Médias